asalaamaaleykum mbokk yi man la Ibrahima Sall président ASRED association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus ñu koy wax ASRED mu nekk kuréel gi nga xam ne moom mooy taxawu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw daf ci ay xibaar dafa am loo xam ne liir nañu ko si suba si journal yi mooy grève boo xam ne détenus yi nga xam ne ñoom ñoo nekk prison bu Mbour dañu am ay xibaar ne dañu koy def te administration pénitentiaire dafa weddi xibaar boobu ba mu set. Je rappelle que ay cas de décès dafay am ci prison yi ñu taxaw weddi ko mais également mbir yu bëri dafay xew ci biir prison yi ñu taxaw weddi ko te buñ ko xoolee ba ci biir dañuy gis ne loolu dëgg la loolu sax moo waraloon ñu jàpp ma doon wax naan grève yi may wax ci prison yi amul mais gendarmerie yi si seen xarañteef bi ñu ko vérifié xam nañ ne lépp loo xam ne mës naa ko wax ci kaso yi loolu dëgg la vraiment maa ngi ñaan yërmande njiitu réew bi nga xam ne moom mooy président Macky Sall di ñaan yërmande chef religieux yi nga xam ne ñoo fi ne am kàddu ñu di leen déglu di ñaan dimbal société civile ak bépp bonne volonté vraiment ñu toog ñu waxtaan ñu dimbali ñi nga xam ne ñoom la caabi yi féete ginnaaw ndax àdduna njuumte moom dafay am te ki nga xam ne dafa def jéye ba ñu yóbbu ko prison bu ñu ko yóbboo prison liñ si jublu mooy yar ko rek jubluwuñu si rey ko jubluwuñu si xooxatal ko mais yar ko rek la ñu ci jublu après bu ñu ko yaree ba pare dañuy favoriser li ñuy wax réinsertion sociale maanaam bu génnee ñu jàppale ko delloo ko ci ay mbokkam delloo ko société bi utal ko liggéey mu nekkaat nit bu baax donc si intérêt wu société bi la ki nga xam ne moom moo nekk prison bu génnee mu baax ndax fanweeri kaso ak juróom-ñaar la ñu am muy 37 prison xam nañu ne kaso yi ñu am fii Sénégal ndono la boo xam ne tubaab bi moo fi bàyyi woon ñu di ko wax une fortification de l' administration coloniale boobu léegi nguuru Sénégal ñi ngi jéem a tabax benn kaso boo xam ne 1500 places lay jël te kaso boobu pareegul kaso boobu mi ngi nekk Sébikotane donc bu ma leen joxee exemple kaso bu Rebeuss nga xam ne ñi ngi ko liggéey ci 1929 ñi ko liggéey ñu waxoon ne bu paree 600 détenus la war a jël jamono yi Rebeuss am na plus de 2200 détenus am ay dof si biir am ñoo xam ne vraiment seen xel neexatul seen tànk yee ngi neew yi seen gis neexatul néeg yoo xam ne nii boo jëlee dimension wu chambre 9 dafay nekk par exemple 12 mètres sur 7 219 détenus nekk si biir ci condition yu metti ak douche bi nga xam ne si la ñuy demee toilette mu nekk kaso boo xam ne même booy jug di tuuri ndox sax mais da ngay dëgg ci kaw ay nit pour mën a dem si douche yi mu nekk loo xam ne kenn mënu ko rafetlu Sénégal je rappelle que ci Afrique de l'Ouest moom moo ñëw 3e position ci dëkk yi ëpp ay prisonniers loolu li koy firndeel mooy boo demee Côte d'Ivoire seen i prévenu 25% lañ seen i condamné nekk 70% te ñëpp xam nañ ne Sénégal dañu ko cité comme une exception démocratique en Afrique de l'Ouest te ñu ngi téye ay détenus ci kaso bi si anam boo xam ne vraiment dëppoowul ak yoon kon jot na tey les autorités en charge vraiment jël seeni responsabilités face à cette situation d'une extrême gravité qui remet en cause aujourd'hui les bases sécuritaires économiques culturelles de notre pays Sénégal vraiment nekk nañ ci situation boo xam ne situation bu méttee métti la nekk kasu Sénégal dafa mel ni nga ne safara jaxal na ma rek te loolu mooy la triste réalité administration pénitentiaire amuñu ay moyens amuñu ay jumtukaay pour mën a def seen liggéey te administration pénitentiaire bu amul ay jumtukaay bu amul matériel bu amul moyen pour def liggéeyam loolu yëpp dafay dalaat ci kaw dënd nit ñi looluy expliquer souvent xat-xat métti yi nga xam ne détenus ci prison yi ñi ngi koy dund ñu xam ne doomu aadama dafa am àq doomu aadama yàlla suñu borom daf ko fonk doomu aadama martabaam dafa kawe nit jéye bi mu def lu mu rëy rëy buñ la tëjee kaso rek tëj kaso rek dara gënu ko mel buñ la tëjoon doon la jox banaana pomme orange jox la lal jox la téléphone du tey kaso bi naxari ci yow parce que tëj na ci benn miir ay at génnoo rek punition mënul weesu loolu noonu kon jot na tey vraiment ñu bàyyee xel ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci prison yi pour des raisons humanitaires maa ngi leen di sant di leen gërëm ku gis vidéo bi na nga ko partagé mu law àdduna ñu xam ne ñi ci prison yi vraiment war nañu leen bàyyee xel ASRED nag mi ngi waaj benn conférence de presse si fan yu néew dinañ leen informer si conférence de presse boobu siège yu Amnesty Sacré-Cœur 3 incha allahu rabi